juróom ñaari waxtu toftal fanweeri simili ci télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi dina bokk ci li ñuy waxtaane kàddu yi njiitu Amnesty International fii ci Ndakaaru yëkkati rek Seydou Gassama gannaaw coow li juddu woon ci ñu jàpp na rek kii di Hissène Habré moom dafa amee tawat foofee ca kaso ba moom nag nee na loolee daanaka wërul gannaaw kàddu yi nga xamante ne rek ñi jiite kaso bi moom lañ yëkkati leneen lim ci yokk rek moo ne nguuru Sénégal donte war na ko mën a taxawu wante chambre extraordinaire bi nga xam ne rek ñoo ko tëdd atum diiru dundam yëpp ñoo war a xoot taxawaay ba nga xamante ne rek dinañ ko def ngir gën ko mën a taxawu. leneen lu ñuy fas yéene waxtaane ci biir xibaar yi mooy dem beeg dikk bi xaw a tàggatémbe fan yi li ko waral ay embouteillage yu metti yi ñu nemeeku ci axe route de l'aéroport jàpp Yoff foofee nag dem fa doon na lu jafe boole ci fi nga xamante ne mooy VDN loolu nag tax na automobiliste yi wala ñi nga xam ñooy dawalkatu woto yi di sàkku ci kilifa yi rek ñu xool matuwaay ndaxte nee nañ jamono ji sonn nañ ci jamono jooje nag waa AGEROUTE yëkkati nañ ci kàddu nee nañ dinañ def kem kàttan ngir ubbi li nga xam ne ay voies de dégagement lay doon ci lu aju ci boobu la mbir bu ko defee rek dem beeg dikk bi ñu am ci ab solution dinañ dem ba ca diwaanu Tëngéej foofe ca HLM Rufisque ñooñ nag kay fan a ngi gannaaw ba ñu ñàkkee ndox loolu tax sax ñu yëkkati seen kàddu te woote wàllu rek ci kilifa yi ñu taxaw leen ndaxte nee nañ jamono ji lu ñuy dund metti na lool dinañ wax tamit ci wàllu tàggat yaram ak match Sénégal bi daw jamono ji dox digganteem ak Congo Brazza jamono ji ñuy wax ak yéen nag Lion yu Sénégal rek dugal nañ ñaari bal waa Congo moom amaguñu benn bi dinañ ci ñëwaat ci ni mu gën a yaatoo ci biir xibaar yi mbokk yi li mooy li gën a fës ngeen taaxir lu ñu yaatal. mbokk yi asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ñu door ak mbiru yoon ak teg loxo ki nga xam ne Hissène Habré ay avocat mbokkam yëkkati woon ay kàddu fan yi ñu génn rek ne dafa tawat loole nag mel ni kilifa yi jiite kaso boobee daxandi nañ ko Seydou Gassama di njiital Amnesty International mel ni ku leen feelu ñoom nee nañ rek njiitu réew mi woon bu caat dara jotu ko te sax boo xoolee rek nguuru Sénégal ñu ngi def kem kàttan ñi ko war a taxawun mooy waa chambre extraordinaire yi nga xam ne rek ñoo ko tëj atum diiru dundam yëpp ñoo war a xool matuwaay ñu jël rek ngir yombalal ko nekkinam dañuy teewlu Seydou Gassama ci micro Mouhamed Samb. déglu nañu njabootam ak avocat am lu ñu wax waaye tamit déglu nañu li nga xam ne moom la état bi wax ndax état Sénégal moom la ko Union africaine dénkaane Hissène Habré du état Sénégal moo ko tëj ci biir kaso état Sénégal attew ko tëju ko Union africaine moom moo créé tribunal fii ci biir Sénégal. atte Hissène Habré teg ko ay daan n'est-ce pas dénkaane ko état Sénégal pour ñu téye ko fu ci biir kaso kon su dee Hissène Habré maanaam mbokkam ak avocat yi neen dafa feebar état Sénégal moom nee na maanaam amul problème je crois que coow li su naree bëri na avocat yi laaj pour que ñu wut benn médecin indépendant mu saytu ko pour que ñëpp xel ñëpp mën a dal waaw li ñu bëgg a li ñu sénégalais war a xam mooy Hissène Habré topp ñu ko parce que dafa rey benn nit dañ ko topp ci li ñuy wax crime de guerre ak crime contre l'humanité maanaam ñaawteef yu gën a rëy ci biir àdduna yoo xam ne ay junni bakkanu nit lay jël ay junni doomu adama te ay doomu Sénégal bokk ci ñoo ñàkk seen bakkan ci Tchad ci jamono Hissène Habré loolu moo tax ñu topp ko te ñi nga xam ne daf leen lor ñu ngi fi ba léegi am na ñoo xam ne gën nañu àdduna seen bokk ñu ngi fi ba léegi waaw téye ko juróom benn at rek ci biir kaso nga génn ko loolu je crois que xel mënu ko nangu. ñu wax ci leneen njàng meek njàngale mi dem ba ca daara ju kawe ga université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru foofee nag ñeenti fan ci weeru novembre bi daanaka la ñu ubbi buntu yi rek jamono ji nag ñu ngi ci waajtaay yi ñu ne nag atum ren ji antañ ay innovation maanaam lu ñu yeesal rek ci nekkinu xale yi ak leneen lu ñu ci yokk rek wàllu kaaraange loole nag ndongo yi ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax ndax gis nañ le mën na bokk ci li nga xam ne rek mooy tax ñu mën a jublu bu baax a baax ci seeni njàng Aïssatou Gueye ba joxantu woon na fa tey àndoon ceeg Gervais Yaw. lii day wane rek ne njàng bi tàmbali na fi ci université Cheikh Anta Diop de Dakar ay dogal yu bees yi wax étudiants yi ne ku nekk dafa war a présenter carte étudiant laata muy dugg ci l'école mi at bi nag mu am ay innovation yu bees ci wàllum dëkkuwaay bi. contrôle boobu ñi nga xam ne ñooy ñëw ci université bi fan yi di dugg ak a génn gis nañ ko et loolu dañ koy gën a taral et loolu dañ koy taral également liggéey yi nga xam ne sumboon nañ ko parce que ñun suñu bëgg-bëgg
mooy fexe ba étudiants yi nekk ci condition yoo xam ne dinañ mën a jàng ci yu mucc ayib. ñetti restaurant yu ubbi ci sunu campus yi et du yàgg dara restaurant bi nga xam ne moo nekk école normale supérieure dina ci topp. loolu mooy bépp lal boo xam ne lalu dénk la woon bu am pavillon A dindi nañ ko di fa def désormais ay lalu weñ yoo xam ne dañ koy superposer. lalu weñ yooyu également bañ ko defee dañu génne matelas ya fa nekkoon yëpp matelas éponge yi wutal leen ay matelas orthopédique. ñeneen ñi mën nañ am yaakaar ni yeneen pavillon yi dinañ ci topp et loolu lañ fas yéene. ay innovation yu étudiants yi ñu dajal di rafetlu bu baax li ci mel ni defaraat lii di kaaraange bi fii ci université bi. étudiant doon dugg nu mu neexee génn nu mu neexee te mën nañ jàpp ne sax amoon na ay étudiants yoo xamante ne ci loolu lañ doon profité pour jël université bi comme lieu boo xamante dañ fiy ñëw rek pour làkkatu te ba léegi ñi ngi saytu étudiants yuy dugg ak yuy génn kuy dugg ndax étudiant la wala du étudiant. dugg bi ak génn bi étudiants yi changé na trop par rapport l'année passée boo xoolee daaw booy ñëw université da ngay ñëw rek dugg génn nu mu la neexee xam nga dox sa soxla ba pare dem. donc am na benn porte électronique bu mu fa def donc d'ailleurs mu nekk benn changement bu positif ak réflexion yi nga xamante ne mi ngi koy def pavillon yi parce que gis ngeen ni xar kanamu pavillon yi changé na donc loolu yëpp nekk ay changement yu positif. ab ouverture bu université Cheikh Anta Diop de Dakar tàmbali ñeenti fan ci weeru novembre 2019 ba tey waaye li ñu jot a seetlu nag mooy du étudiant yëpp a teewagum ngir mën a ut si xam-xam. Aïssatou Gueye ba ñu wax ci leneen doxantu ba diwaanu Tëngéej foofee ci HLM ne nag askan wi ay fan a ngi gannaaw bu ñu ñàkkee ndox loolu tax na ñu ne jamono ji dañu am ay jafe-jafe yu tar ba tax ñuy sàkku ci kilifa yi ñu taxaw leen fexe ba génne leen ci boobule fitna. Ousseynou Thiam moo ñu toogal sa diwaan ba andi ceek Amadou Bamba Samb. lii di ndox nag amatul ba baawaan fa la nga xam ne ni moom mooy HLM ca Tëngéej ak quartier yi ko wër mu doon nag loo xam ne lii jafe-jafe bu tar nag la jural askan wi nga xam ne nii moom moo fay yeewoo. si ndox la ñuy liggéey si la ñuy raxasee oto yi si la ñuy mën a suturaalee njaboot gi donc boobu ba léegi amuñu ndox boo xamante ne ndox bu sell la ay ndoxu teen ndoxu foos lu nekk la ñuy jël di ko jéem a suturloo donc ñun dañu bëgg ndox boo xamante ne ndox bu sell la bu yees boo xamante ne dañ see war a suturu suñuy njaboot suturu si parce que ñun dañuy liggéey. si liggéey bi ndox la ñuy liggéeyee du mu gàtt daan nañ fi gagné benn 5000 francs léegi 3000 2000 sax mënatoo ko am ngir njaboot gi dund sa ngay wàcc bëgg naan wala nga sangu noonu ngay xëyaatee lu tax ñun sonn nañ si loolu Baye Fall ñun leen lañ bëgg. ba foo ko natt ci métti rek métti na ko romba nag muy sant yàlla Soka bi te rajo HLM moom kenn waxatu ko moom wax dëgg fa yàlla métti na lool te bu ñu demee Fass ñii dañuy tëj ñii duñu tëj ñun moom presque 2 semaines ngi nii du ndox mu waxuma la sax raxasu bay waxuma la sax sangu bay raxasu waaye naan sax problème la bu ñu jëndu keneen du ñu naan. doon ndox moo xam ne bii sax dañ ciy joxañ baaraam ne dokkul daal ndox moo xam ne bii nag mu mucc ayib la ci kàddu yi askan woowu yeewee ci HLM di ñaan nag demuk lii di société bi nga xam ne bii moom mooy séddale ndox mi. ndox mu bon la ba pare am odeur boo xamante ne kenn xamul odeuru lan la te dafa yàgg société boo xamante ne ay ati at mi ngi fi te amélioré wul dara vraiment sonn nañ si ñooñu ñu demandé état du Sénégal ak le président de la République mu jël ay dispositions pour essayer abal ñu mëntuñu dund ak SDE. il faut tourner état boo xamante ni chaque jour ñu ngi wax ay investissement ay milliards et milliards te yow boo yeewoo amoo ndox loolu mooy lan nan la ko ñu mën a dundee SDE ñooñu moom wala. te pour nga am quelques gouttes d'eau il faut nga yeewu 2 heures du matin wala 3 heures du matin. ñu fàttali ko nag ñàkku ndox moomu du ci HLM rek la yepp daanaka quartier yu bëri fii ci diwaanu Tëngéej ci dañoo jànkoonteeg ak li nga xam ne lii moom mooy ñàkkum ndox ca askan wa sax jàpp nañ ne léeg-léeg guddi gi rek la ndox mi ñëw waaye bëccëg bi duñu gis luy nuroog ndox. Ousseynou Diop bu ñu bàyyi ko Tëngéej dañuy dellusiwaat fii ci Ndakaaru dem ba ca Dakar Plateau foofee nag juróom-benn fan ci weeru novembre bi waaye laago yi génnoon nañ ci mbedd mi rek dina xarlu li ko waraloon nag dañ leen génne woon ci makkaan bañ daan faral di toog waa mairie ville de Dakar nag ñu ne gannaaw bañ leen joxee sommation rek ñoo doxale ni mel tey nag demoon nañ sa sous préfecture bu Dakar Plateau ngir tase kilifa yi liñ ci jublu rek mooy fexe ba utal leen makkaan buñ di mën di dalloo Maguette Soirée Diallo teewoon na fa tey àndoon ceek jaafara ba. nit ñi di dund ak ab laago ñu ngi woon ci mbedd mi juróom benni fan ci weeru novembre bi ñu génn li waraloon seen doxu ñaxtu boobu mooy seen siège social dañ leen fa dàqoon bi ñu jàkkaarloo ak sous-préfet bu Dakar Plateau léegi seen xel dal na. bi ñu fi ñëwee wax dëgg yàlla am nañu yaakaar bu rëy a rëy ndax préfet engagé wu na pour ànd ak ñun seeti autorités yi mu war a seeti
pour waxtaan ak ñoom pour que ñu trouver une solution ndax moom xam na ni lu ñu fay def vraiment buñ ko yaatalee si yeneen gox xëy na lu ñuy jooy ni si ay mendicité war na mën a jeex. ñu saisir occasion boobu rek pour ñëwaat ci importance bu siège social boobu pour ñoom. waaw la ñu doon ragal mooy ñu jëlee ñu fa catastrophiquement xam nga loi bi moom bu fekk xamuñu bailleur bi c'est la nekk mun naa mu dem saisir les tribunaux compétents bu ñu ko joxee dëgg benn jour lay ànd ak UCI ñu jël suñu bagage il sera trop tard moo tax ñu teel a yuuxu. autorités yi ñoom li ñu xam ne lenn la mooy dinañ ut solution ci ni mu gën a gaawee. loolu yaakaar naa bu amee war nañ mën a trouver une solution par rapport ak loolu moo tax bi ñu waxtaanee tey ñu posé problème bi ma ànd ak les techniciens DCCPRS bi ak sama adjoint ñu toog déglu situation bi ñu am ak bureau bi yëpp de 11 personnes ku nekk wax nga li nga xalaat ak problème bi ni mu tëddee ñun dinañ jël incha allah problème bi en charge seet ban réponse lañ mën a andi pour en tout cas seen nekkin fii ci biir Dakar gën a yéwén. ginnaaw ab sommation ñi am ab way laago dañ leen a génnoon ci seen liggéeyukaay ñu meroon si waaye léegi lu ñu xam le mooy seen xel mu ngi bëgg a dal. Maguette Souaré Diallo ñu wax ci lu aju ci bourse familiale yi ak niñ koy séddalee nag mel ni nguuru Sénégal daf leen taxaw rek baaxe leen ay jumtuwaay yoo xam ne dina bokk ci liy yombal seen liggéey loolu nag ñu ne liñ ci jublu rek mooy fexe ba ñooñu fépp fu ñu bëgg a dem ci biir Sénégal ñu mën ko amal ni mu waree bokk na ci jumtuwaay yooyu ay moto Jakarta ak li ni mel dañu teewlu ci loolu ministre Mansour Faye moo jiite lépp lu aju ci wàllu développement durable ci micro Pape Farañi. dañ leen joxe ay matériels yu am solo ay moto waruwaay moto yoo xam ni toll na ci 300 boole si aussi ay tablettes informatiques matériel bi nag banque mondiale moo ko jagleel Sénégal prêt nag prêt Sénégal la banque mondiale moo ñu ko jagleel en don ñu war ko jox acteurs yi nga xam ni ñoom ñooy dimbali le programme national de bourse de sécurité familiale acteurs yooyu mooy ñan ay superviseurs xam nga dafa am ay superviseurs nekk ci gox yi am ay relais communautaire nekk ci gox yi. ñooñu ñu ngi liggéey ci ay ONG ñooñu bu ñu leen joxee matériels yi c'est pour que liggéey bu ñuy liggéey pour jàppale maanaam lépp lu yëm ci bourse yi ànd ak les comités locaux de sélection de présélection et de sélection di def ay sensibilisation ci wàllum bourse bi di def aussi di xool ndegam maanaam bénéficiaires yi seen bopp est-ce que ñu ngi suivre programme comme nu mu ko waree ndax inscrit nañu maanaam ci état civil wala maanaam ndax ñu ngi dem l'école wala ndax am nañu maanaam aussi def seen carnet de santé yi donc loolu yëpp dañ koy def boole ci aussi même lu ñuy wax ay changement de comportement. dal si wax ci dem beeg dikk bi ni mu amee jafe-jafe jamono ji ci biir Ndakaaru rawatina ak sa route de l'aéroport jàpp Yoff ak li ko wër ak itam fii di VDN loolu nag tax na ba dawalkat yi bëri na ci ñu koy naawlu li ni mel ñu ne nag waroon nañ mën a jël ay matuwaay yoo xam ne. loolee dina leen yombal seen déplacement ba tax na rek ñu ngi sàkku ci gouvernement bi ñu jël ci ay jéego ndax nee nañ jamono ji metti na lool Fatima Touré doxantu nañ ci biir bërëb yooyu àndoon ceek Ababacar Camara. ndorteeru liggéeyu autopont yi fii ci Ndakaaru doon li nga xam ne nag indi na ay jafe-jafe ci aju jëfandikoo tali gi toog ay heure ci embouteillage doon nag situation bu metti loolu nag la ñu constaté fi nga xam ne moo di VDN waaye tamit rond-point Yoff nekk situation boo xam ne automobilistes yi ñoom mënatuñ koo muñ di ñaan rek solution ñu daal koy trouver ci nu mu gën a gaawee. embouteillage moom sonal nañu laa lay wax ni billaahi xam nga man xaw ma technicien ñan ñoo liggéey lii man nga mën a baare comment dirais Sacré-Cœur Cité Kër Góor gi ñëw Sacré-Cœur 3 nga baare ko Yoff nga baare ko nit ñi sonn nañ trop. parce que fii moom embouteillage bi sonal na doomu aadama yëpp franchement ñu ngi ñaan nguur gi taxaw ci wa matuwaay bu mat quoi franchement waaw ndax travaux ñu mu entamé ak yooyu wax dëgg yàlla métti na trop quoi. defar pont yi lee doon na lu am solo te am njëriñ lool ci population bi waaye tamit soo koy def day ànd ak ay mesures d'accompagnement bu ñu sukkandikoo ci kàddu automobiliste yi. bu njëkk man mbedd SD bi da nga daan débouché fu jógee foofu nga tourner pour dem dans le sens vers Patte d'Oie wala nga dem côté aéroport donc loolu bi ñu defee 2 voies yi fii on a commencé à avoir des problèmes. léegi li ñu jàpp ne moom mooy li manqué mooy ne y a pas suffisamment de mesures d'accompagnement naam sax def nañu ay voies de contournement ak ay déviations yu nekk fii mais yenn saa yi mën nga fee def waxtu wala waxtu ak lu topp pour mën a jàll. usagers yi tamit kenn demul ñu des ndaxte ñoom tamit di ñaawlu situation bi lee dañoo jàpp ni sax dañuy toog ay heure ngir rek daati mën a def seeni activité. je disais nous 5 heures du matin la ñuy yeewu
di jàng ba 17h suñu wàccee embouteillage yi nii bi ñu kale ci VDN bii nii c'est pas du tout normal dañoo war a créer ay intersection yu bëri. daa ñu woon tax defar fii mënoon nañoo yeggali fële mu tuddati VDN bi ba VDN bi jeex jàpp dëkk bi yëpp def ko ay chantier c'est pas normal. ñaar fukki weer ak ñeent nag le projet bi war a durer loolee nag doon li nga xam ne dina doon jafe-jafe bu baax ci automobiliste yi waaye tamit ak usager yi ca noonu sax ñoom ñuy ñaan ay mesures ñu daat koy teg ngir rek daal di gën a rataxal circulation bi. Fatima Touré waa Ageroute mel ni sax dañuy tontu automobiliste yooyu nee na rek dinañ jël matuwaay yoo xam ne dinañ ubbi rek ay voies de dégagement ak li ni mel bu ko defee rek dem beeg dikk bi ba ñetti am ay jafe-jafe ci loolu sax dañ ciy teewlu Cheikh Tidiane Thiam la rek féete foofu ci Ageroute ci micro Fatima Touré. plan da nga koy defar bureau nga koy defar bi ñu paree ñëw ci site bi wër dox ba tey boole ci mairie bi parce que mairie bi lu ñu mënta wax tamit mairie bi ñoom ñoo fi dëkk. xool koog mairie bi ne leen suñu xalaat lii la woon ñoom tam ñu wax ñu est-ce que lii doy na leen bu dee am na yeneen xalaat parce que ñoo fi dëkk ku dëkk si gox bi souvent moo lay gën a xam li fa nekk bi ñu waxtaanee ñoom tamit ñu ne li ñu def nii ñoom gisuñu loo xam ne mën nañ ko ci yokk loolu la ñu def ñu jël ko pare plan boobu mettre ko ni en œuvre mais tam li may wax tamit mooy dem toujours plan circulation du loo xam ne dañ koy def loo xam ne du dëñati ak loo xam ne kenn mënu ko gën a defar dañ koy defar teg ko di dem léegi bu ñu amee xalaat boo xam ne mën na ko améliorer boobaa tamit dañ koy def te képp ku ko am tam boo ñëwee wax ñu ko bu ñu ko xoolee saytu ko xam ne loolu mën na nekk bu boobaa tam dinañ ko def. hôpital bi ñuy xalaat déviation bi je pense que loolu lañu njëkkee xalaat parce que rond-point Philippe Maguilène Senghor la ñuy dégg souvent te ku wax fi Philippe Maguilène Senghor xam ne hôpital mu ngi en face rond-point bi fii li ñuy njëkkoon déviation bi ñu koy xalaat li may wax lépp dañ ko tourner aussi accessibilité hôpital bi nekkul loo xam dañ ko fàtte te bi ñuy def déviation yi xalaat nañ ko ba dem ba ci ambulance yi ak sapeur pompier yi parce que boo yoree malade war ko évacuer jël yoon bi souvent dina metti moo tax ñu def si yoon bi rond point bi fi ñu tëj ñu war a def ouvrage tamit ñu aménagé ko ba nga xam ni bu ñu amee urgence avec ambulance wala sapeur pompier dinañ mën a jaar ci biir chantier bi pour dem de l'autre côté. wax ci leneen rawatina lu laal cosaan ak aada wala sax cinéma ci loolu nag festival bi ñuy waajal ak Image Vie jamono ji ñu ne lu toll ci fanweeri film ak juróom-ñett rek. am na ci juróom-ñaari documentaire ak ñaar fukki film fiction ak juróom lañ ci fas yéene wone rek ñu ne nag loolee rek liñ ci jublu atum ren ji mooy fexe ba mu gën a yaatu ba képp ku safoo cinéma rek boo fa ñëwee nga mën ci gis sa bopp dañu teewlu directrice bi di Fatou Mbaye ci micro Aïssatou Gueye ba. Festival Image Vie mi ngi célébrer 19e édition donc ñi ngi organiser festival bi. pour jeunes yi nga xam ne ñu ngi ci milieu cinématographique au moins ñu mën a gis seeni œuvre pour nit ñi xam ne fii cinéma jeunes yi bëgg nañ ko mais amuñu moyen pour def ko voilà ku si nekk yaa ngi jéem a def sa film avec les moyens de bord. bu ñu paree le 24 am nañu itinérant boo xam ne ñu ngi koy def dañ koy continuer ci région yi lu mel ni Thiès lu mel ni Fatick lu mel ni Diourbel dañ fay continuer ay projection yoo xam ne en plein air la dañ koy def ci bayaal yi nga xam ne dañ ciy invité ñëpp teg ci ay film yoo xam ne dañuy sensibiliser xale yi comme thème bi rek image et éducation parce que ci image nga mën a éduquer xale yi image bi en plus moom dafay former xale yi da leen di former ci bind ay scénario ci prise de vue prise de son donc occasion la woon ci festival bi pour ñu faire valoir xale yi li nga xam ne ñu ngi leen koy jàngal. ñu jeexale ko tàggat yaram ak match bi dox diggante Sénégal ak Congo Brazza jamono ji nag mita nañ gaynde yu Sénégal rek ñoo dugal ñaari bal ci dara dinañ ci ñëw ci ni mu gën a yaatoo ci biir xibaar yi loolu rek di xewee jamono ji ca diwaanu Thiès suñu naataango sax ñu ngi fa rek di ñu toppal li nga xam ne rek moo fay bàyyeekoo du ñàkk rek ci suñuy émission yi ci bi nga xamante ne mooy nasaraan ak yeneen yi rek ñu ñëw ci ni mu gën a yaatoo. bu ko defee rek lépp lu leen rëccoon ci boobu le match ngeen mën fa ñëw rek bu soowee yàlla rek dinañ ci def kem kàttan rek ngir loolee mën a jàppandi ci loolu sax ñu ñuy xamal ne rek équipe nationale mu jiitu dugal na ñaari bal waa Congo Brazza moom dugaluñu benn bi soxna Aram mu mel ni yegsi nañ ci cappaandaw bi bu ko defee rek ñu delloo la lenge yi ngeen doxal ba ci kanam.